ay xibaar yi gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo. ñi feebaru coronavirus di lawee fii ci Sénégal tax na ba njiitu réew mi Macky Sall jël juróomi mesure yoo xam ne dañoo am doole te bokk na ci dakkal bépp mumbaay ci diiru fanweeri fan dakkalit njàng mi ci diiru ñetti ayu bés mu jël yooyee ndogal ginnaaw ab réunion d'urgence boo xam ne jiite na ko samedi ca palais présidentiel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Xabsa Elimane Wane. loolu tax ma ne ginnaaw bi ma leen dégloo ñoom experts yi jël naa ay dogal ci li nga xam ne mooy wareefu état mu wareefu nguur gi li si jiitu mooy dinañu tere ndaje public yi nga xam ne dafay faral di am ci stade yi moo xam ci bépp xeetu manifestation publique sur l'ensemble du territoire fii diiru fanweeru fan. ñaareel bi tam gis nañ ne am na bateau yu doon ñëw lu bare di indi ay nit yu jóge bitim réew loolu tam dakkal nañ ko fii ba jëmmi jamono te it wax nañu ñu renforcer contrôle yi ci frontière yi nga xam ne mooy frontière yi ci suuf wala frontière yi nekk ci aéroport yi wala boog yi nekk ci port bi loolu yëpp am nañ waxtaan bu yaatoo yaatu tey pour yokk kattan ak nit ñi ko war a saytu ak matériel bi ñu war a yor pour que tam feebar bi bañ di ñu duggee ci frontière yi. ñetteeli mesure bi tam ñu ngi ko jël ginnaaw bu benn xale ci ñi ñu téye woon ci Touba génne dem école am te mu bokkoon ci ñu feebar kon déjà waa classe boobu ak ñoom mu gisoon ñëpp dañ leen di daal di ñoom itam isolé. nit ñu bañ nag loolu yaatu moo tax ñu jël mesure tëj école yi si diiru ñetti semaine altine bi di ñëw maanaam école yi day tëj. ñeenteel bi tam mooy jël nañu ay dogal pour renforcer protection maanaam kaaraange personnel de santé parce que ñoom itam ñoom docteurs yi ak infirmiers yi nga xam ne ñooy njëkk a jot maladie war nañu bu baax a baax assurer seen kaaraange ci équipement ak ci lépp loo xam ne dana tax ñu moytu ñoom it ñu am contamination ndax feebar bi xamul docteur xamul ministre xamul président xamul maanaam kenn jomb li jëm nag ci nguur gi ba tey ñu ngi dégmal suñu 60e anniversaire muy 4 avril 2020 nga xam ne dañu pare woon défilé bu mag a mag ndax ren la réew mi di am juróom-benn fukki at waaye préparatif yooyu yëpp nag mujj nañ ko teg ci suuf nga xam ne benn manifestation mooy am ci palais bi lay nekk. ci bésu samedi yemook fukki fan ak ñeent ci weeru mars Sénégal am na lu toll ci ñaar fukki nit ak ñaar yoo xam ne feebar bi dal na leen ndax am na ñetti nit yu bees yoo xam ne Institut Pasteur de Dakar dafa fësal ne feebar bi dalee na dal leeral yeeg docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé. tey samedi 14 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale. jot na ci Institut Pasteur de Dakar résultat yi nga xam ne moom laa leen di limal ñetti prélèvement ñoo ñëw positif maanaam Sénégal am na ñetti cas yu beesu coronavirus benn bi mooy bébé bi nga xam ne ñaari at la am di doomu suñu compatriote boobu nga xam ne Italie la jóge woon ñëw Touba te ñu déclaré ko positif le 11 mars bii ci ginnaaw 2020 beneen bi muy benn ressortissant espagnol bu am 51 ans yegg si Dakar le 10 mars 2020 mu ngi nekkoon fii ci Dakar ci Mermoz ñetteel bi benn ressortissante française bu am 68 ans yegg si Sénégal le 12 mars 2020 moom mu ngi dëkkoon Mbour foofu ci Nianing ñoom ñëpp jël nañ leen en charge ci suñu structure de santé yi muy service maladie infectieuse et tropicale ñi nga xam ne nag ñu ngi leen di jël en charge ci Fann service maladie infectieuse ak ci centre de santé Daaru Marnaan parce que wax nañ leen ne Daaru Touba léegi dañ fa def benn centre pour prise en charge ñooñu seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi delluwaat di ñaax askan wi pour ñu yokk vigilance mais boole ci ànd ak dal parce que lépp ci dal la xaj ñu ngi ñaax aussi askan wi ñu respecter mesures yi nga xam ne ci wàllum set recommandé nañ ko ci support yi nga xam ne ñu ngi koy jàllale ci télé bi
ak affiche yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci mbedd. fii ci Sénégal dakkal nañu bépp opération boo xam ne dafa aju ci pèlerinage bi nga xam ne dañu koy amal màkk at mu nekk lu ni mel nag dafa bawoo ci ab dogal boo xam ne Arabie Saoudite moo ko yónnee njiitu réew mi Macky Sall leeral yeeg Adama Ndione. ci ajub màkk édition bi am 2020 la Arabie Saoudite jëm looloo waral état bu Sénégal ci sàkkuteefu autorité yu réew Arabie Saoudite daal di aaye agence yi ñu tàmbalee bind ñiy dem Màkka wala sax di def ay contrat ngir réserver ay hôtel wala wàllu restauration askan wi ñuy sàkku ci ñoom lépp lu aju ci génne seeni koppar ngir waajal bindu ci yoonu màkk yi ñu daal di koy teg ci suuf Amadou Ba mooy ministre bi ñu dénk jëflante gi ak bitim réew. lépp loo xam ne engagement la ndax âge bi organisation bu rëy la nañ ko arrêté fi mu nekk nii waxaguñ nag dara ci aj bi ndax danañ ko mën defal duñ ko mën a def mais li ñu wax moom mooy engagement boo xam ne ñu koy jël surtout rawatina ci engagement boo xam ne day jur ay dépenses ci wàllu xaalis nañ ko arrêté moo xam jël hôtel la moo xam loué ay transport la moo xam loué ay dëkkuwaay la loolu yëpp ambassade Arabie Saoudite dakkal na ko kon nit ñun ci biir Sénégal en toute responsabilité jox nañu ndigal délégation générale au pèlerinage pour wax ko bu mu enrôler kenn bu mu jël kenn ñuy ñaan aussi voyagistes yi ñu nekk dans la même logique bañ a jël alalu kenn. di ay dogal yu ñu jël ngir yemale li aju ci wàllante feebaru coronavirus ndax anam bu gaaw nu muy wàllante ca bitim réew. ministre Amadou Ba. mooy dafa am feebar bi dugg ci àdduna bi commencé ëppi loxo loolu la yàlla dogal ci jamono jii ñu toll muy sunu wareef ñëpp réew yëpp ku ci nekk nga jël ay motukaay yoo xamante ni dina tax feebar bi bañ a law di lor askan wi. ambassadeur Arabie Saoudite ci Dakar di ci indi ay leeral woone acteurs yi ñu daal di xaar note bu officiel buy bàyyeekoo Arabie Saoudite laata ñuy def bépp waajtaay. bi lee feebar rek moo tax Arabie Saoudite jël dogal yi ni mel dogal bi nag dafay dem ba ñu mën a xam rek ndax virus bi dafay yem waaw wala déet. gannaaw dogal bu jëkk aaye li nga xam ne mooy umra bi ndax feebarub coronavirus jamono ji sikki sàkk di am ndax ajub 2020 dina am waaw wala déet. reporter yi nekk fii ci mim réew door nañu ab grève de la faim ajuma bi ñu génn li ñu bëgg moo di nguur gi daal di génne ab décret de nomination boo xam ne dina leen may ñu jëfee seen métier fii ci biir Sénégal alxames la ñu doon dajeek taskatu xibaar yi ci teewaayu Aïssatou Gueye Ba. juróom-ñaari at ñu nekk ci métier boobu ñu naan notaria ñoom nag toll ci 22 notaire yoo xamante ne daanaka bi ñu defee concours notaire 2013 ba tey tàmbali gu seen liggéey di xaar rek ab signature bu décret de nomination bu kii di président de la république war a def ñoom nag amal ab xiifal vendredi bi bu ñu sukkandikoo ci kaddu kii di El Hadj Mansour Diop yor nag kaddu mi ci collectif 22 notaire yooyu leen. seetaan mi nag dafa ëpp. ñun dañoo fas yéene li nga xam ne mooy suñu wareef ñu def bañ boobu lañ fas yéene mottali bi yoon li ñu décidé mooy suba àjjuma buñ julee tisbaar ba pare maanaam ñetti waxtu ñu dooral grève xiifal ngeen ñu jéggal ñu nag duñ leen mën a wax pour l'instant fan lañ koy defee. mu mel ni nag xeex boobu yamul rek ci ñoom ñooñu ndax kii di regroupement des diplômés sans emploi bokk na ci moom mee di wax rek ne daanaka dina plainte jëm ci wàllum kii di ordre des notaires ngir rek xeex bi mën a àpp bu ñu sukkandikoo ci kaddu kii di Yves Zalé nekk président du regroupement des diplômés sans emploi. te ñu ngi yëgal ni danañ comme ni ñu ko defee woon UGI yi ca jamono ci ginnaaw danañ porter plainte ordre des notaires pour rupture d'égalité parce que seetlu nañ ni li ñu nekkee ay naka su dul noonu ci ay tappaleeg ci lañ nekk te loolu ñun dootuñu leen seetaan on va continuer avec ñun ak notaire ndaw notaire yi ñu jël xeex bi xeex ko lu mu ci laaj nag lépp lu ci war danañ ko def ngir laajte état du Sénégal ak ordinateur ñu organiser nu mu gën a gaawee concours notarial parce que 2013 la mujjee am notaire yi nga xamante ne dañ fee bëgg a nekk illaa yow mi dina dañuy def à la retraite ni ñëpp su ku ci am juróom benn fukki at ak juróom nga dem retraite. ñoom nag ñu amal ay ñaxtu yu bëri waaye mu mel ni tontu amul ci seen i soxla ñi nag nekk ay notaire yu amul xëy ba tey di xaar rek ab ndogal bu jëm ci wàllu woowee ñi woo rek ñi di autorité te daanaka sax dinañ amal yeneen plan d'action. fii ci Sénégal ci fukki million ak juróom benn nit yi fi yeewoo juróomi téeméeri junni dong ñooy fay seen
l'impôt lu ni mel nag day nasaxal politique publique yi ñuy taxawal fii ci biir réew mi ba tax direction générale des impôts et domaines daal di lancé alxames ab programme bu mu duppee yaatal bëgg képp ku ko yelloo ci askan wi mën a fay l'impôt na mu waree Xadi Seen. yaatal natt teggi yokkute bu ñëpp fayee l'impôt dinañu mën a financer lépp lu ñu soxla jaadu na fi mu nekk ni nag ñu boole yooyu la koppar waaye ci juróom benn million yi nit ñi nga xamante ne ñooy liggéey lu may juróomi téeméeri junni ñooy fay l'impôt directeur général bu DGID di Bassirou Samba Niass du ñu xamale système fiscal bu Sénégal. ñu constaté ni ko ñiy fay l'impôt néew nañu lool ci Sénégal dañu xayma ne 500000 lañ 500000 mooy juróomi téeméeri junni nit ñooy fay alors que mat nañu 16 millions sénégalais juróomi téeméeri junni ñooy fay alors que ñiy liggéey wala ñu toll ci liggéey day waxambaane mat nañu 6 millions donc ñu jàpp ne loolu néew na lool. programme yaatal dafay ñëw ngir di ñàkk tollale googule waa DGID daal di koy lancé luñ ci bëgg rek mooy gën a yokku koppar gi ñuy jëlee ci l'impôt yi ñu ngi ciy xaar sax téeméer boo jël ñaar fukki doomu aadama fii ak atum 2023. bu ñu bëggee financer suñu développement ñu développé il faut natt bi ñuy natt ñëpp bokk ci natt bi parce que natt bi li muy indi mooy ñëpp dañuy teggi bi mooy lan mooy li ñuy natt buñ ko joxee ki ñu koy dénk mooy état bi day dem assemblée nationale waxtaan ak ñoom ne nii laay utiliser pour ñëpp mën a teggi mooy nañu defar tali bi nañu defar courant bi nañu defar ndox mi mu ñëw nañu defar forage yi ainsi de suite nañu defar école yi nañu defar système de santé bi. lu weesu ñaax gi dinañu jëfandikoo ay jumtuwaay ngir rek puus képp ki nga xamante ne war na fay impôt mu daal di koy nangu Bassirou Samba Niass. il faut kii ñuy waxal mën a accepter ne moom dafa war a bokk ci natt bi te xam loolu mooy premier élément wu programme yaatal mais deuxième élément bi mooy ñun ñi yàlla nattoo aussi dénk ñu natt bi nañu fexe ba yombalal nit ñi nu ñuy nattee. ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu secteur informel bi ñu woo leen ci ànd nañu ci bi la programme waaye ñi di waa UNACOIS yeesal lu ñu bëgg rek mooy ñu gën leen a xamale bi la programme bu ko defee ñu am lépp lu ci leer daal di fay seen l'impôt. ñaareelu session bu conseil présidentiel sénégalo-gambien tëgg nañu ko alxames fii ci Ndakaaru ñu doon fa waxtaanee mbirum dem ak dikk waaye tamit mbirum kaaraange ñaari njiitu réew yi nag am na lu ñu nësër ci ab programme bëgg ko jëfee rawatina ci lu soxal bant yi ñu daggee ci àll bi Issa Niang. Dakar ak Banjul déggoo nañ ci yoon yu ñu war a xàll ngir lëkkaloo ci wàllu kaaraange toppatoo frontières yi aar alam bi waaye tamit dem ak dikk bi yemm njiitu réew bu Sénégal ak njiitu réew bu Gambie nee nañ dinañ def seen kéem kattan ba ñaari nguur yi daal di sàmmanteeg digle yi nga xam ne moom moo jógee ci ndaje bi li leen gën a yéem jamono yii di trafic bu tar bu ñu nemmeeku ci wàllu band ba tax na daal nee nañ ñii di takk der yi danañu lëkkaloo muy bu Gambie ak Sénégal fexe ba li ni mel ñu dakkal ko ci frontière bi ñu jàpp nag ne bëri na poñ yoo xam ne jot nañ ci déggoo ci dem ak dikk looloo tax sax ñu ne frontière bi dootuñu ko tëj danañ def lépp ba dem ak dikk gën a yomb loolu la njiitu réew bi Macky Sall daal di xamle. pont Sénégal bi nekk na réalité décidé nañu frontière yi kenn dootu ko tëj loolu moom suñu côté Sénégal amoon jafe-jafe maanaam parce que dañu tàmm loolu bu guddee ñu tëj frontière yi loolu du woon Gambie rek mais joxe nañu ndigal pour que douane bi police ñoom ñëpp ñu jël seeni matuwaay pour que ku traversé pont bi bu ñëwee mën a jàll. beneen matukaay bi mooy diggante Banjul ak Dakar ci wàllu dem bi ak dëkk bi ci jaww ji muy avion yi décidé nañu ne léegi dafay mel nu ku jógee fii dem Ziguinchor. ñu wane aussi suñu pas-pas ci xeex lépp loo xam ne wàllu trafic la moo xam bu drogue moo xam trafic ci wàllu bant yi ko jaarale ci suñu gox yi te loolu yëpp fu trafic am rek bu yàggee di ngeen gis terroristes yi yegg. ay patrouille mix muy takk der yu Gambie ak yu Sénégal danañu ko amal ngir ñu daal di sàmm li nga xam ne moom mooy frontière bi fexe daal ba lépp luy trafic ñu mun ko daal di dakkal Dakar ak Banjul nag daal di signé yenn ci ay accords yoo xam ne danañ gën a am lëkkale jëm ci wàllu yoon extradition wala commerce ak transit ba ñu doon exemple ci wàllu intégration. mbokk déglukat yi la xibaar